asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñi ngi gërëm sunu boroom azza wa jalla mi nu may gërëm sunu boroom azza wa jalla mi nu may ñu daje ci waxtu wi ci bis bi ci weer wi ci barab bi ci sayidul ayam di ajjuma ji mujj ci weeru koor weer wi nga xam ne sunu ci génnee sunu boroom daf nuy organiser benn cérémonie graduation ni ñu koy waxee ci grandes écoles yi parce que iidul fitre muy korité du lenn lu dul sunu boroom gannaaw ba mu nu setalee ci bàkkaar wecc mu am benn cérémonie boo xam ne daf ñu koy organiser ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wal ashab mu ne yàlla dafay sëpp di seetaan ci waxin u nit di seetaan jullit ñi ci seeni colka yu rafet ak màndargam texe mi nekk ci sunu kanam yi ndax amatuñu bàkkaar te loolu rek mooy feetu jullit ni ko Cheikh Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu waxe jullit benn feet la am mooy bis bi mu deful bàkkaar kon ci weer woowule ñu gërëm ci borom bi azza wa jal di nuyu nag bu baax sunu sëriñ Moustapha di sunu compagnon d'âme di sunu wéttalu ruux di sunu tegtalu kilifa di Mawlana Abdul Aziz Al Amin ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Hadj Malick Sy yépp radiyallahu taala anhu di ko wàcce wàccuwaayam ak sang yi mu àndal maam As Cheikh Hassan ak ñi mu àndal ñépp ak Cheikh Tidiane Sarr di ngeen baal ma ci nuyoo bu gudd bi mais mënuma bañ a nuyu bu tedd bu kawe bu sell bu ànd ak considération ki nga xam ne mën nañu wax ni ci sababam la yàlla jaarale ñu mën a toog ci waxtu yi fii di El Hadj Abdoulaye Diop mës naa wax ni nit ku ñu war a roy la du bëgg li may wax wante dafa am bëccëg yoo xam ne ñaar daf la ciy dal wala taktumu shahada bu seede jotee bul ko nëbb beneen bi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis bu la yàlla xéewalee da nga koy wax te jeunesse su tey soxla nañu ñi nga xamante ni nii war nañ leen a mën a teg ñu nekk ay royuwaay moom ci la bokk toute modestie bi nga xam ne mi ngi koy jëfandikoo du tere la nation sénégalaise la patrie ce cher Sénégal ce pays-là bu amee ay doom yu góor ak yu jigéen yoo xam ne war nañ leen mën a roy ñu wax jeunes yi na ngeen leen roy ci jikko yi nga xam ne ñoom la leen yàlla may ngeen roy leen ci pour nekk des serviteurs de votre pays liggéeyal seen réew liggéeyal seen boroom liggéeyal seen bopp ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yokk fanam ak wéram yokk suturaam te boole ñu ko ñun ñëpp. Imam Khalifa yow da nga baax ndax Serigne Babacar Sy bu ma ubbee benn bunt ci moom gat yow laay woo ñu la gàgganti ma kon moom dafa baax rek boole ma ci wante Serigne Babacar Sy tey yaakaar naa ni ki ci war a waxtaan moom turandoom la moom Khalifa Mbaye ba ci téere bii ma génne
ci Serigne Babacar ci benn wayu Serigne Babacar sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya bi ma ci lekk di ci liggéey dama ko woni ko defal ma muqaddima bi mu ne ma yow da ngaa baax rek wante man li may wax ni yëpp ci muqaddima bi la nekk li may nar a wax yëpp mi ngi ci introduction bi nga xam ne moom moo ko bind def ko ci téere bi nga xam ne génne naa ko ci sabab lu leen bu Serigne Babacar Sy mu tuddee ko être et agir sabab lu leen une philosophie de la co-implication de Serigne Babacar Sy xalif de la Tijaniya parce que Serigne Babacar am na lu muy jàngal foofu xëy na dinañ ci dugg léegi El Hadj imam xalifa maa ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal borom bi weer wi ñu nekk nag xëy na ngeen baal ma introduire ci ñu barkeeloo ci Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi ndax bu fekkee dañu am benn rendez-vous ci weeru koor am ko ci barab bi ñu nekk ci bés yu mujj yi weer wi di ñu tàggu Serigne Babacar waxoon na chammir aya chimmiru zaada maadin fa chahru murtaxilun li nahwi biaadi weer waa ngi dem Serigne Babacar di ko tàggu ñun tamit ñu am chance di waxtaan ci fin wu weeru koor war nañu mën a ànd ak Serigne Babacar non pas ànd ak Serigne Babacar war nañu mën a topp ci ginnaaw Serigne Babacar bu tàggoo mu tàgguwaale ñu muy wax na bët yi dotti seeni rangoñ ngir ñu seede tàggoo gi ñuy tàggoo akub soppe weeru cofeel weer woo xam ne seeyal na comme acide ni muy seeyale matière boo dugal ci biir mu seeyal bépp bàkkaar boo xam ne amoon nañ ko yëkkati suñuy jëf mu ndaw mu bari mu yëkkati ko jëmale ko ci Mawlana jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu suñuy xol mu purifier ko ba dara du dox suñuy diggante lu dul une fraternité agissante et purifiée mu ñaan nag ni yàlla nañ ko fekke déwén inna nawaddu liqaahu fi kulli aamin rabbi tawwil umrana bi sadaadi yàlla na ko yàlla def mbokk yi bu nuy wax ci Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñun benn phénomène la ñuy gis dañuy gis ni Serigne Babacar Sy daf ñuy jàngal Serigne Mbaye Kébé ci ndigalu suñu waajur sama papa Alaaji Xalifa Kébé moo ngi nii di soog a teer si dañ ko may mu toog ni ci ginnaaw bul yàq waxtaanu nit ñi demal nga toog fi ñu la toogloo bu may wax ci Serigne Babacar Sy damay gis benn phénomène c'est un phénomène de transmission maa ngi tuddee waxtaan wi Serigne Babacar Sy transmetteur de sagesse dafay joxle ay hikma c'est un transmetteur de sagesse transmission ci yonent bi la jóge ndax yaa ayyuha rasulu balligh la te bu fekkee dañu la jox loo war a transmettre te transmettre loo ko yàlla dafay wax yonent bi ni ko wa in lam tafaal fama ballaghta risalata suñu la joxee témoin bi su fekkente ni transmettre loo ko ñi ngi ko war a transmettre bu boobaa yàlla daf ni yow li ñu la defuloo ko wa in lam tafaal fama ballaghta risalata transmission bi nag dama ciy joxe pour ñu gën ko mën a dégg damay joxe misaalu relais course relais ki nga xam ne day daw di ñëw di jox témoin bi ki ko war a jël jamono ji nga xam ne fa la transmission bi di amee kiy indi témoin vitesse bi muy dikkaale kiy jël ci témoin bi day adapté vitesse am ci moom ba pare yokk vitesse am kon transmission du pour nga jël témoin bi ci vitesse u ki la ko jox
mais pour nga jël témoin bi yokk vitesse ki la ko jox la. loolu mooy Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu. dafa am jamono le temps de transmission nga jël témoin bi kii la jox témoin yi c'est un temps finissant mais waxtu wi muy jeexal di la jox témoin bi du waxtu woowu la kursam di jeex jox na la témoin bi mais kursam jeexul parce qu'il faut mu daw tuuti di décélérer di décélérer di décélérer ba keroog muy taxaw fekk yow dem nga. donc ñaar ñi transmetteur bi ak ki ñuy jox transmission bi dañuy daje ci benn moment boo xam ne vitesse bi benn la mu këf vitesse bi yokk kii vitesse am di wàññeeku mooy Cheikh Hadj Malick Sy ak Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhuma. cycle boobu nag bu ñu gisee mu am dafa il faut ñu comprendre ni transmission boobu la aussi il faut mu am ñu ko seede seetaankat yaa ngi fi mais reporter yaa ngi fi. seetaankat yi ñi ngi fi reporter yi ñi ngi fi mais en plus des reporters ñi nga xam ne ñooy délégué wu organisation wu course bi ñi ngi fi di jël note di def seen rapport. foofu nag amoon na benn témoin bu fa nekk wala am na ku def PV wam yal na yàlla yokk leeram mi ngi tudd Alaaji Mbay Donde Mbay di bàyyu di sunu bàyyi ñun ñëpp di bàyyi sunu soppe. déglu leen Maodo woo bàyyi Cerno Seydou lemmi jàlla bam keroog nan ko neel mbay maa ko jox kii àddiyaam moo aye tey gaañi seet leen Maodo Malick ni mu tolloo ki mayam ka ko yéemaat ba mu koy jox àddiyaam an ko coroy. c'est le procès verbal de la transmission. mu ne Cheikh Hadji Malick radiyallahu taala anhu dafa woo maam Cerno Seydou kooku c'est un témoin bi nga xam ne moo war a parafé le ni ñu koy waxee ci la passation de service. c'est un peu comme l'inspecteur général d'État bu war a fekkee fi ñuy defee passation de service mu certifié ko kooku maam Cerno Seydou la c'est le rapporteur. bi mu ko defee il faut pour ñu xam ki ñuy wax ci moom kan la bu ñu xoolee procès verbal boobu la il faut ñu xam kon ki nga xam ne moom moo ko seedee moom mooy maam Cerno Seydou kan la. parce que ci dayoom di nga xam dayoom maam Maodo moom tabaarakallah mais comme Cheikh El Hadji Malick day joxe transmission koo xam ne day war a toog xëy na ñii xam nañ ko xëy na ñii xamaguñ ko mais dayob ki nga xam ne moo war a fekkee passation de service boobule dina tax ñu xam dayob service bi ak dayob kan lañ ko jox. kan mooy Cerno Seydou Nourou radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi. nañu déglu ku mel ni maam Alaaji Abdul Aziz Dabakh wala Serigne Babacar Sy ci boppam mu wax ñu kan mooy Cerno Seydou. Serigne Babacar daf ni moom Cerno Seydou walahu lmaxaamidu fi tariqati jaddihi wa kadalika taatu rabbihi almashhuudi أعني به عمر الولي فكان كالفاروق في زمن الرضا المسعود مرء عجيب يا فتى الفتيات من نال العلا من فعله المحمود وله المحاسن والمناقب في الورى وله المقام وطيب أصل جدود وله المكارم والمعارف منة وعناية من ربنا المعبود إن جئت تعرف واسمه بدلائل الخيرات منه وهو ذو التوحيد. Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu wax nañu kan mooy Cerno Seydou mooy ki nga xamante ne radiyallahu anhu li mu am ci ay lu ñu mën a tagg ci ay jikko
ak lu ñu mën a tagg ci ay may mu jële ko ci maamam alxaj umarul fuutiyu radiallahu taala anhu nee na kenn xamul nu mu toll waxul nag jaamu yàlla gi mu mën a jaamu yàlla te ñépp mën koo seede mu ne nag nit ku yéeme la mar un ajibun nit ku yéeme la te ku nekk dana dégg ñuy wax ci Thierno Seydou ay kéemtaanam li mu am ci ay manaqib li mu am ci ay maxaasin jëlee ko ci borom bi subhanahu wa taala li muy donne ci ay maamam li mu am ci ay teraanga li mu am ci ay ngëneel li mu am ci ay may ak loo xamante ni jagle la ko suñu boroomam jagleel suñu boroom jagleel yoreel ko ay mbiram mu ne malgré tout ça moom boo ko xoolee rek da ngay gis ci kanamam les reflets maanaam da ngay gis màndargay ki nga xam ne lépp luy tegtal yiw wu jóge ci borom bi yiw bu céleste di nga ko gis ci kanamam terewul nag mu nekk koo xamante ni dafa wéetal boroomam mbokk yi nu ñu jàpp bu baax wéetal boroomam parce que ci tariqa bi ñu nekk daf ci nekk asl daf ci nekk cosaan daf ci nekk rukn Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh radiallahu taala anhu daanaka lu mel noonu la wax ci Thierno Seydou ila sayidi yubdil ajaiba kullama ataynaahu min ayati rabbil bariya ila sayidin qad xassahu llahu rabbuna maratiba qad faaqat ala kulli rutbati ila sayidin yurdi alaliya bi ibadihi jamian wa ali lbeyti fi kulli lamxati wa ali abil abbasi waarisi jaddihi wa ali abi xafsin imami l a'immati wa ali xadimi cheikh alhaj malik simali lwara turan wa akmali qudwati li tax morceau bi neex ma dafay lëkkaloo ak beneen procès verbal bu ku yéeme def muy Serigne Cheikh Tidiane Sy radiallahu anhu wa nafaana bi barakatihi fii Dabakh Malik mi ngi wax lii nga xam ne moom la Thierno Seydou représenté ak li nga xam ne moom la jële mu jóge ci yàlla mu jaar ci ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam ci sëtam ba abil abbas ahmad ibn muhammad tijani ci maamam alxaaji umarul fuuti ak ci cheikh alxaaji malik radiallahu anhu di ngeen gis bu ci kanamee lëkkaloo gi am ak beneen procès verbal boo xam ne Serigne Cheikh mi ngi ko ciy def léegi kooku mooy l'inspecteur général d'État léegi nag ki nga xam ne mooy transmettre dossier yi mooy kan alaaji malik radiallahu anhu nañu jël ñaar ñu seedeel ñu ci alaaji malik kenn ki mi ngi tudd Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour radiallahu anhu lu gàtt rek lu synthétique laa ciy jël ginnaaw bu mu santee borom bi subhanahu wa taala mu ne yàlla daf leen xéewale mën na alayna bi cheikhin walidin rahimin barrin atufin mughisin minhu tajwidu inni abuhu bi shukri alqalbi wasitati wa in ajaztu an alifai taadidu fardun ala alibni wa anta aydan murabbi nafsi muslihuha loolu mooy li ci ëpp importance xam nga dañu doon wax naan xam nga fii dañuy wax les pédagogues ñi nga xam ne monsieur Latoufé la ñi nga xamante ni ñooy jàngal xale yi di leen yar mais fii dafa am ñu ñuy tuddee les psychagogues ñi nga xam ne ñoom ñooy yar ruux yi ak environnement psycho-spirituel bi nekk ci doomu aadama bi ñu yar ko ba nit ki fi mu bëgg a dugal xelam fa mu ko bëgg a connecté léegi bakkanam dootu ko xëccoo ak moom xel mi ci boppam malgré que ñun ñëpp xam nañ ne xel ko am liberté la dinañu ko tàggat di ko tàggat ba nga xam nit ki dina am maîtrise ci xelam ba xel mi dootul dugg fu ko neex mais moom fi ko neex la xel mi di dugg loolu nag lay wax ci Cheikh El Hadji Malick wa anta murabbi nafsi wa muslihuha mais Cheikh Ahmad Tidiane Sy Maktoum radiallahu anhu dafa wax lu yéeme ci Maam Maodo ara malikan fi sultatin min jalalihi duma ko firi parce que yaa ko waroon firi wa min ajizihi hatta istaqarrat bi xaalihi mais fii la génie wu Maam Maodo nekk fii walakinahu yastaamilu al aqla dunaha
wa hal arafa al aqwaamu ma fi jalaalihi mawaahibuhu tati taaratan min ilaahihi wa uxra min al aqtaabi an silki xaalihi. mais lan mooy génie wu Mame Maodo mooy il a tous les dons célestes. bépp may buy wàcce ci borom bi subhanahu wa taala seddu na ci. lépp lu ñu dénk mag ñi teg na ko ci tenqam ngëpp ko li sama turandoo ju baax ja doon wax ma ngëpp ko ci sama loxo bi di ko tam-tamal yal na yàlla yokk leeram. mais malgré tout ça dafa def benn kéemtaan gu rëy mooy may yépp nga am ko ndono yépp nga téye ko ba pare nga fexe ba nite maanaam jëfandikoo simplement la raison jëfandikoo simplement sa xel bàyyi fi lépp loo xam ne c'est extraordinaire bàyyi fi lépp loo xamante ni c'est des privilèges qui te viennent des traditions et de l'héritage traditionnel nga utiliser sa raison nga jëfandikoo sa xel ba lépp loo war a liggéey mu tegu ci yoon ba équilibré. loolu la Serigne Cheikh wax ni noonu la Mame Maodo mel. kon kooku moom moo transmettre ci may yi transmettre na Serigne Cheikh sax dina ci waxaat léegi incha allah mais utilisation bi mu jëfandikoo woo xelam moo ko may mu mujj nekk kii administrateur yi. wa kam amara sultaatu bil adli baynaha wa bayna ibadillahi wafqa i'tidaalihi fa saarat lahu lhukkaamu abnaa nahshalin yuaamiluhum dahran bi husni tikaalihi. mujj gi administrateur yi fi nekk parce que rationalité wu Cheikh Hadji Malick ak éthique bi mu àndal yéem na leen ba mujj moom mooy seen administrateur ñoom. on a besoin de ça dans nos pays aujourd'hui. quand on parle de régulateurs sociaux sëriñ si nga xamante ñoom la ñuy wax ni ñooy régulateurs sociaux yi modèle bi lii la Cheikh Hadji Malick radiallahu taala anhu pas mu jëfandikoo privilège yi mu donnee ci ay maamam pas mu jëfandikoo privilège yi nga xam ne mi ngi wàccee ci kaw asamaan mais mu jëfandikoo li nga xam ne c'est un naka lañ koy tuddee xaasam la ñaanaam dañ ko bokk nit ñëpp a ko bokk muy jëfandikoo xel mu sell nit ñëpp a ko bokk ki gëm ak ki gëmul tubaab ak nit ku ñu bu jëfandikoo xel mu sell boobu ba mujj ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di diriger def ko muy seen kilifa. Serigne Cheikh nag mel ni ngeen baal ma taalibe Serigne Cheikh yi nga xamante ni nii dañuy daanu ci ñoom muy Serigne Khalifa li may waaj a wax nag bu mu tax ngeen yedd ma Serigne Cheikh nag fan maamam bu leen ma ci yedd ci baatu fan bi da koo fan mu ne wa jaddi mi ngi nii nag sama maama ngi nii nag mais sama maama ngi nii taggu ko dafa wax maamam parce que li may wax nii yëpp dañ koy transmettre moo tax moo bëgg ñu xam transmission bi lan la. mu ne sama maama ngi nii dafa dem ba nga xamante ni nii lu nekk daf ko maîtriser falir ruuxi nuurun ma fexe na ba lépp lu ruux fexe na ba ruux di scintiller par la lumière céleste bi nga xamante ni moom la ko yare walil nafsi izzatun fexe na ba nit ki bakkanam taalibe yi ñu yar leen ba ñu am dignité bu tax duñu defati loo xam ne dañuy wax accam walil qalbi xubbun fi sanan min jamalihi tàggat xol ba nga xamante ni cofeel daf koy lonk mu élevé jëm ci la magnificence d'Allah subhanahu wa taala taarub yàlla mu ne walil jismi min kullil gada tayibaatuhu du lekk lu araam du lekk lu sellul du lekk lu périmé du lekk loo xamante ni cosaan la baaxul parce que dafa jàppee ni yaramam bi dañ ko booleeg moom pour muy jaamu yàlla mu fexe ba lépp luy dundal yaram wi li Serigne Cheikh Tidiane si doon wax naan mboq ak meew ak dugub ak yàpp dundalul nit yàpp nit lay dundal moom Cheikh Hadji Malick fexe ba lépp luy dundal yàppam nekk lu sell nekk lu teey mu yar ci
taalibe yi mu ne li ñuy tuddee rizq alal am non moom xamu ko lépp loo xam ne leerul sellul pour moom loolu c'est pas de l'acquisition, c'est pas du patrimoine mu ne nëbb na maanaam xamul wa yajhalu maana rizqi duna xalaalihi. léegi nag ci loolu lépp la dajale mu nekk un package mu yaree ko nit ñi. c'est important li Serigne Cheikh di wax bidaaka xama fardan wa saana muwaatinan ci lii paquet bii la fexee ba préserver citoyen bi ak individu bi la fexe ba protéger ko ci li nga xam ne mën na koo dugal ci mu nërmeelu asfala saafilin mais mu fexe yi tamit ba préserver ko wa abada kullan minhuma an dolalihi mu fexe ba ku nekk ci lii mu yeele ba nga xàmmee ni lii ñuy tuddee incivisme yellul ci yow da lay réeral te xew na ci sunu jamono. lii nag Cheikh Hadj Malick bi mu ko dajalee daf ko waraan a transmettre mu transmettre ko kan huwa jaddi sama maam lii la Cheikh Hadj Serigne Cheikh qaama bil haqqi ba'dahu abi wa abi awla bi kulli xisaalihi. dank baa ngi nii góor gaa ngi nii c'est lui qui a transmis. waaw kan la ko transmettre ki nga xam ne moom rekk la profilam di def intibaq di dëppoo ak mission bi nga xamante ni moom la Hajj Malick def. nee na nag naka la ko transmettre lan la ko transmettre naka la ko transmettre fa wallahu ashyaa al uxuwati kullaha wa aataahu miftaaxan qubayla intiqaalihi. kooku mooy témoin bi. wa qaala lahu anta allazi ijtamaat lahu wasaya tijani wa rasuli wa alihi. c'est la totale transmission bi c'est la totale. ah nee na Mamadou transmettre na ko toutes les affaires de la grande famille. c'est pas la famille biologique, c'est la grande famille, c'est la famille de l'humanité. biologie bi mi ngi ci biir ñi bokk ñi sant si, spirituel bi ñi ngi ci biir ñi yore wird bi, humanité bi mi ngi ci biir ñi yàlla sàkk. loolu lépp mooy uxuwa bi. fa wallahu ashaa al uxuwa kullaha. ba pare nag jox ko la clé, le code bi ubbi les arcanes yi kenn dul gis lu dul ko am ndigal. wa aataahu miftahan un peu avant son départ qubayla intiqalihi. mu ne ko nag joxuma la ko parce que dama la bëgg, joxuma la ko parce que dama la jur, mais daf ni ko ñi nga xam ne ñoo yore ñoo moom mbir yi, na ko sama turandoo ja daan waxee Serigne Abdoul Aziz Al Amin, ah gaa ñi de dafa mel ni seeni borom yi de dafa mel ni seeni borom yow lañ ci wóolu, la ko daan waxee, dafa mel ni seeni borom yow lañ ci wóor. wa qaala lahu anta alladi ijtamaat lahu wasaaya tijani li cheikhu Tijane Baye wa rasuli al habib al Mustafa, li mu bàyyi ak ñoñam, loolu lépp profil bi ci yow rek la daje. kooku nag bu fekkente ni gis nañu ni ñii nga xam ne ñoo def transmission bi ñi ko fekkee lii mooy seen dayo, ñu gis li ñu ko transmettre c'est global et c'est général, war nañu xam ni kon kooku ku am dayo la. kooku nag Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu, man dama bëggoon ñu xool en tant que citoyen du monde lan la ñuy jëfandiku ci jàngaleem, parce que ay kéemtaanam Xalifa Mbay moom a ko gën a xam. te ku nekk ci yéen ñi nga xam ne jëflante nañu ak moom, ku nekk xam nga kéemtaanam ci sa ruq, ci sa biir nekk, ci sa biir woto, ci sa xat-xat. mais Serigne Babacar nag dafa nekkoon ku ñu dénk nit ñi,
comme dañ koo dénk nit ñi parce que inna rabbana qad ixtaara fiika yawma hadiya iyaalihi kon kenn dénku ko waa Tiwaawan kenn dénku ko waa Dakar dañ ko dénk humanité bi hadiya iyaalihi sunu boroom daf la tànn la ko Cheikh El Hadj Malick wax ni ko sunu boroom wax na yonent bi wax na Cheikhu Tijaan wax li ko sunu boroom dénk daf ko tànn pour mu teg ci yoonu mbaax ñi nga xam ne ñoom la yàlla njaboote suma bàyyi yàlla na yàlla yokk wéram ak fanam daf ni ma yàlla amul doom waaye nag am na njaboot yooyu nag Cheikh El Hadj Malick nee na Serigne Babacar lañ ko dénk comme Serigne Babacar lañ ko dénk nag Serigne Babacar dafay jàngal njaboot yi lan mooy tax lii yàlla namm ci ñoom ñu mëne ko su fekkee def nañu fulla man dama bëggoon ñu jël benn partie ci lii ma bindoon ci sabab lu leen ndax lu tax Serigne Babacar dafay woo nit ñi ci ñu nekk des acteurs de changement de leur propre situation maanaam ñu nekk ñoo xam ne ñoom ñooy soppi seeni nekkin bu fekkee nekkin wa neexu leen te bañ a nekk ay jàmbatkat loolu c'est très actuel ci sunu réewu tey parce que jamonoy crise bu ñu ci nekkee ñu bari dañuy yaakaar ni ah ndogalu yàlla la jeex na wala ñu ne Khalifa Mbaye moo ma ko teg c'est-à-dire ce qu'on appelle le bouc émissaire keneen c'est la faute à l'autre kenn du xool li nga xam ne moom moo ci sawal or inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim su fekkee bëgg nga yëfi changer yow ci sa bopp yaay njëkk a changer da ngay changer waale sa environnement su fekkee nag amuloo capacité wu changer sa environnement da nga koy wékk yàlla wala nga wékk ko keneen koo xam ne yoonam nekku ca Serigne Babacar nag daal di wane yoon wi yàlla daal moo yore mbir yi nu sallimul amra yàlla moo yore mbir yi loolu du lu ñuy déng mooy tawxiid boobu ñu doon wax wéetal yàlla googu ñu doon wéetal ñu doon wax léegi yàlla moo yore mbir yi kooku amul nattable te boo xoolee ni ko maam Khalifa Serigne Babacar di waxee sax dafa doy waar dafay mel ni ko naan waaw d'accord wante mais waaw d'accord naam bi mooy waaw d'accord nu sallimul amra lil mawlal karimi naam waaw d'accord wante nag am na loo xamante ni moom moo ñu war lan moo ñuy war mooy ni jàmbat du changer situation jëf mooy changer situation zaru shikaayata bi muy wax jàmbat du moom mooy régler problème yi lan mooy régler problème yi moom mooy na Serigne Cheikh waxee woon ca ba muy wax daara ñagas tey wax yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam bu montagne bi ñëwul fekk si ko moom mu dem fekki ko jabel la nga ne le jaala nga ne le rëkk ko mu nekk pëndax loolu moom mooy nga rëkk problème yi nga pulvériser difficulté yi loolu la Serigne Babacar Sy di wax zaru shikaayata pourquoi parce que du moom mooy régler problème yi lan mooy régler problème yi mooy liggéey zaru shikaayata yaa qawmi bila amalin kon lan moo des mooy bu fekkee dañuy delloo lépp ci borom bi subhanahu wa taala parce que Serigne Babacar fii dafay def benn lien dafay jokkale tawxiid bi nga xam ne moom moo ñu war ak masuuliya bi nga xamante ni ci suñuy wagg la nekk tawxiid bi mooy nañu delloo lépp ci borom bi subhanahu wa taala moom rek moom moo ñuy mën a régler suñu problème du point de vue essentiel mais li nga xamante ni nag accessoire yi la ñun la war moo tax même ci boo duggee fii ci sa ruq nga jaamu borom bi mu ne inna du'a silahul muminina ah kay ajal waaye nag bu fekkee da nga bëgg dara dafa am looy tegtaloo lan ngay tegtaloo xam nga lii ñiy defar projet yi li ñuy tuddee
ay indicateurs objectivement vérifiables maanaam dafa am loo xamante ni boo ko defee da nga naan def naa ko ñu ne la ana tegtal bi Serigne Babacar daf lay wax ni la bu fekkee ni wekk nga yàlla respecté nga yàlla gëm nga yàlla teg nga yàlla fa nga ko war a teg donte sa xam-xam yeggu fa mais teg yàlla fa nga ko war a teg mooy fa sa xam-xam yem nga ni weesu na ko nga ni yàlla weesu na fa rek boo waxee loolu rek yàlla weesu na fa teg nga ko fu mu ko war a teg loolu nag mu ne bu fekkee nekk na ci yow da ngay tegtaloo dara soog di yaakaar dajug alal ya lan moo développé réew yi lan moo développé dëkk yi xam-xam bu ñu soppi jëf parce que xam-xam mooy wax bërki dem bu benn mbokk mu ne nañu jox kii ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàng man leen loolu baax na de mais magnétophone sax jàng na CD yi sax jàng nañ parce que boo leen tariloo ñu tari mais duñu jëf donc li nga xamante ni mooy defar réew yi moom mooy xam-xam bu ñu soppi jëf ci loolu nag la Serigne Babacar Sy di ñu woo en tant que ku ñu dénk njaboot yi nga gësam leen pour ñu génn nelaw yi nga xam ne moom la ñuy nelaw zaru shikaayata yaa qawmi bila amalin te boog ñu def sunuy ñaan ci mbir yi muy sabab ya fa inna rahmata rabbi xiina natlubuha nu wan boroom lu lëkkoog xeemeem ya ak sàkku ya c'est ça ce qui est important lien boobule da ngay jokk ci kaw sonn ci suuf da ngay jokk ci kaw yëngu ci suuf mujaahada bi da ko Serigne Cheikh waxee woon idraka aqli yaqin qalbi mujaahada jismiya isra ruuxi nuurin ala nuur su fekkente ni dañuy sàkku yàlla fekk si ñu yàlla fekk nekkuñu di yëngu loolu dafa mel ni dafa bokk ci ñàkke teggin yàlla donc dañuy gis ni fii Serigne Babacar benn dialecticien la philosophe la parce que xalaat na ci mbir yi xalaat naka lay fexee ba ràbbale ko ba mu dugg ci xelu nit ñi mën ko taataan mën ko aw ba pare soppi ko mu nekk jëf Serigne Babacar dafa am lu ñuy jàngal mooy que l'inertie c'est une insolence envers Allah suma turandoo yàlla na ko yàlla yokk leer la ma waxoon ni ma yàlla ku ne yàcc rek la amalul affaire loolu la Serigne Babacar Sy di wane yàlla ku ne yàcc rek la amalul affaire l'inertie maanaam ni yàcc xam ngeen mbokk yi gis ngeen l'inertie c'est l'absence de vie lu yënguwul rek daa dee waaw l'inertie c'est l'absence de vie l'inertie sociale c'est une mort sociale nekk ci pénc yënguwoo fa pour indi ci sa wàll mais da ngaa dee socialement mais ëpp na dee nag ñàkkee teggin yàlla la looloo tax Serigne Babacar Sy wax ni tarku tasabbubi qul min su'i ma adabin ñàkkee teggin yàlla la pourquoi parce que mënuloo am bépp jumtuwaay boo xamante ni mooy tax nga tedd ci kaw suuf seetlu leen maam Aadama dañ ko jëlee ci benn environnement d'abondance environnement boo xam ne lépp am ñu wàcce ko ci environnement de déficit ñu indi ko ci environnement boo xam ne dara amu fi moom nag moo fi war a def li fi nekk parce que cosaan lépp yàlla def na ko garab yaa ngi fi rab yaa ngi fi pepp maa ngi fi valeur ajoutée bi moom moo ko war a def mais valeur ajoutée bi sababu lu moo koy def looloo indi tey jii ñu toog di wax ci microphone te kenn jotliwuñu di féexlu te kenn uppuñu valeur ajoutée boobu la nag su fekkente ni da nga ni yàcc du yow doo ko mën wastaamarakum fiha doo ko mën a indi moo tax Serigne Babacar Sy di ñu jàngal ni nañu moytu yaakaar ni sunu tawxiid bi ñuy def ci yàlla ñun ñu di ko tuddee tawakkul am confiance absolue ci Allahu azza wa jal bu nu yaakaar ni loolu dafay tekki ni suñu tàllalee suñu loxo boole loxo bi ak boole loxo bi ñu lëkkoo rek loolu doy na pour régler sunu problème
moom mu ne tawakkul lenn la yaakaar lenn la li ñuy tuddee tamaa convoitise leneen la. En fait c'est une véritable leçon bu ñuy jox pour ñu xàmme ci diggante yoo xam ne dañoo niroo te bokkunu mais ci loolu mu nuy jàngal ci tawakkul ci bañ ni yàcc lii Cheikh El Hadj Malick donnale ko ca la jóge parce que Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiyallahu taala anhu mi ngi koy wax ci rimaax mu ne bu kenn defe ne toog ci ruqu jàkka yi moom mooy indi li nga bëgg ci sa dund muy indi même ci rimaax ku wax ni man de ñu fekk ma ca marché ba may baare ñinde te nitu yàlla la moo ma gënal ñu fekk ma ci ruqu jàkka ji may tasab kon tawakkul bi fala yajuuzu li ahadin an yaquuda an al asbaab ittikaalan ala annaas wa huwa qaadirun ala al iktisaab. Serigne Babacar Sy daf ñuy jox xalaatu développement parce que gis nga Serigne Cheikh mi ngi wax ci benn waxtaanam mu ne fii nit ñi dañu yaakaar ni maanaam lu génn jaamu yàlla yi nga xam ne dañ ko tëral rek pour ñoom loola du jëf mu ne te jëf yi ëpp nag jaamu yàlla la te jëf nag mooy indi teraanga te yàlla dafa teral doomu aadama karama insaniya leen rek moo koy préserver leen rek moo koy sange maanaam la dignité humaine leen rek moo koy sange mooy nit ki am loo xam ne moom mooy tere mu tàllal loxoom nawleen noonu mu valable ci individu yi noonu la valable pour les nations su fekkee dañu bëgg a nekk ay réew yoo xamante ni réew yu dul tàllal loxo lañ dafay fekk ñun ñi dëkkee réew ma ñu comprendre ni lii Serigne Babacar Sy jàngale moom mooy yoon wi mooy préserver suñu dignité bañ ni dañuy wekku ci yàlla rek ba tax ñu ne yàcc duñu def dara wëlbatiku nag di bàyyi yeneen nation yi ñu ñuy fajal suñu soxla te suñuy fajal suñu soxla bu yàggee dinañu def loolu ñu bëggul parce que olof yi ñooy wax ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. Serigne Babacar mi ñuy jàngal aussi naka la ñuy libéré woo naka la ñuy goreele suñu bopp ci yi nga xamante ni ñoo ñu tënk te du dara te daf koy ci bi muy wax tawakkul dafay jël ay éléments mu boole leen mën naa cee tudd lii borom bi moo nekk ci kaw rabbi fawqal bara moom moo xam lépp yow réere woo ni mu mel ci xol yi ak tawat si yow yaa am lépp al mawla al karim yow yaa yërëm ñépp rahmata rabbi wa anta du rahmatin wa rafatin moom mooy càppaacoli borom bi wéetal boroomu julliya moom mooy bale bàkkaar yi salu ilahiya afwan moom mooy jàppandal mbir ya waaye nag loolu lépp bu paasee nit ki moom moo war a dugg ci tool bi nag école bi la hôpitaux yi la temps yi coow hôpitaux yi am na gare routière bi la gare ba la et cetera et cetera. aliénation mooy lan moom mooy nga topp mbir ba mujj nga topp nit walla nga topp mbir ba mujj yow amatuloo liberté ci sa bopp conscience ci sa bopp nga yaakaar ni njariñ lépp ca kee lay jóge walla ca lee lay jóge Serigne Babacar dafa bëgg ñu nekk ay nit ñu libre ni ko Mame Maodo waxee woon moom moo ko transmettre di an surtout xurran xaalisan kulla wijhati autonomie mënal sa bopp lii moo koy joxe sabablu ak doylu da ngay sabablu lu la yàlla jox nga doyloo ko te wuti leneen Serigne Babacar mi ñuy jàngal aussi naka la ñuy amee estime de soi mbokk yi Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu dafa wax ci li ma déggee ci làmmiñu suma turando alamin mu ne Serigne Babacar dafa ne cey nit ku ñuul
moom kenn bëggu ko te bëggul boppam. tey africains yi nit ñu ñuul ñi sénégalais yi dañuy xeeb suñu bopp xeebeel goo xamante ni daf ñuy empêcher ñu mën a diirante mbagg ak yeneen nation yi maanaam ñu nawloonte ak yeneen nation yi. déglu leen Serigne Babacar nim ñuy jàngalee ñu naw suñu bopp naw gu bokkul ak naw suñu jëf. waaw naw sa bopp moom mooy da ngay gëm ni amul weneen xeet wu la gën. naw sa bopp mooy da ngay gëm ni li yeneen xeet yi mën nga ko li ñu liggéey boo ko liggéeyee am ko. naw jëf nag xaraam na. naw sa bopp boobu nag jaamu yàlla la parce que yàlla moo def ci yow taaqaat yépp xel ak xol ak lépp mu def ko ci yow en tant que ressource pour nga mën ko delloowaat liggéeyee ko wàcce coono askan wi. mi ñuy jàngal cette estime de soi ci siinu bilaalin. siinu bilaal bilaal dafay wax ashadu an la ilaha illa allah. naar yi di ko ree moom yonent bi daal di leen di yedd ni moom bu ne ashadu tam yàlla ashadu la dégg. mais li nga xam ne moo important ci li Serigne Babacar Sy wax du nettali xadis boobu la li mu ñuy jàngal mooy ñaari mbir moo am. dafa am li nga xam ne dafa inne da nga koy judduwaale ak loo xam ne dafa akki yaa koy sàkku ci sa góorgóorlu bopp. mu ne mën na am nit ki am ci moom ay limites yoo xam ne da koo judduwaale fa inna qudratan bi zikril xarfi min al ilahi rabbina zil lutfi. donc mën na am loo xam ne daf ko judduwaale yàlla ko bindee bind la loolu c'est inné. mais am na loo xam ne nag da nga koy fàggu. muy wane ni loolu même bu dee noonu la am na inné am na acquis dafa war ci yow limite yi nga yëg ci sa bopp nga def ay effort pour combler ko pour ñu dellu gannaaw. lakinnana la budda min taallumi maxaarij al xurufi ma tafahumi nuslihuha fatihata alkitaabi waqta adaa il fardi bil xitaabi. su fekkoonte ni dañu Serigne Babacar dafay wax rek ni nit ki am na loo xam ne yàlla da ko bindee yamale foofu dañ naan kon ku nekk ak say limites mais Serigne Babacar dafay wane ni toutes les limites mën nañ leen a jañax mën nañ leen combler. effort rek la laaj mu ne même bu fekkee nit ki mën na am limite yu mu judduwaale mu ne dafa war ci ñun ñu def effort pour réformer situation boobu nga xam ne situation bu manqué la jëm ci situation boo xamante ni moom moo ko gën. amuñu lay mu jox ñu exemple pour vous dire amu leen lay ni affaire bi dañ ko judduwaale amu leen lay parce que yéen ak ñi ngeen bokkal juddu. en tant qu'Africain en tant que Sénégalais ñeen ñëg ngeen a bokk taaba yéen a bokk nature yéen ngeen di jàng lii di ci def ay fautes d'articulation mu ne wa kam tara min alladina yaqra'una ilma alfaransisi wa hum yujawidun. ça veut dire que effort rek la parce que nee na maa ngi lay jox exemple am na ñuy jàng école française mais amuñu accent. bu ñuy làkk amul accent lu tax yéen ñi jàng arab muy am accent su doon problème mu limite la yéen a bokk nature yéen a bokk ay sénégalais ngeen kon ñoom du ñu mën a articuler comme yéen mënu leen articuler mais non parce que ñoom dañu def effort pour bien articuler kon yéen war ngeen def effort pour bien articuler. ce qui importe moom mooy bañ a yem ci constater ni lii mënuma ko. dama sama turandoo waxoon ngeen baal ma nag sama turandoo ji dina bari mais bu moom laa xam ngeen baal ma mu ne ma fëggal bunt bi ñu ubbil la suñ la ubbilul nga fëggaat ñu ubbil la buñ la ubbiwul nga fëgg bu baax buñ la ubbilul mu ne nga dajji. lu mu jubli foofu rek mooy l'effort dafa war toujours di dem crescendo
boo defee bii doyul defal bii teg bu doyul defal bii teg ci Sëriñ Babacar daf koy wax yatiiru ulu himamin qadra himam min al awisaati kama raamul umam problème bi problème mu yitte la problème mu dessin la problème mu bëgg-bëgg la problème mu yëg li nga bëgg a def la mu ne ku nekk fa nga diir fa ngay dal ku nekk fa nga diir fa ngay dal parce que benn point ngay diir boo koy mooy itam yaa ngi ci cercle bu ko jege loolu la ci jublu beneen bi nga xamante ni mën naa ko indi ci Serigne Babacar Sy lu mu ñuy jàngal ngeen baal ma nag parce que man dama wax ni dama ñëw pour wax ci Serigne Babacar lan la ñu transmettre ci lu ñuy jariñ ci lu ñuy dundee kawteef yeeg karamaat yeeg yooyu xalifa moom a ko gën a xam waaw mais des ressources de vie ay moyens yu ñuy may ñu dund ci suñu réew en tant que citoyen fépp fu ñu nekk cercle bu ñu nekk de citoyenneté fa ñuy liggéey ak fa ñuy wutee suñu alal ak suñu biir kër ñu am fa ay éléments yu ñu Serigne Babacar jox pour ñu xam ñun ñooy ñan ak naka la ñu mën a contribuer d'ailleurs moo tax ma ni leen Serigne Babacar xalaatam xalaatu co-implication ñëpp ci war a sóobu du ñii dañoo war a sóobu wàllis ña ca des ci loolu Doudou maa ngi lay ziar bu wax ñu ngi lay ziar Doudou ci loolu Serigne Babacar am na lu mu ñuy jàngal ci wàllu jëfandiku temps le temps quel est notre problème tardé lan mooy sunu problème mooy du ñu ñëw waxtu benn bu ñu ñëwee waxtu yàlla dafa jël ndab moom la ñuy tuddee ndabal jamono ndab lu nekk la mu la ca fàggul bu la neexee nga fructifier ko bu la neexee nga dilapider ko le temps moom ak crédit yi ngeen di def ci seen téléphone yi ñooyam dugal nga sa crédit bu la neexee nga fanaanee wax xesaw mais jeex na bu la neexee nga wax loo xamante ni am na njëriñ def nga ko ci crédit bi Serigne Babacar lu mu ñuy jàngal ci temps dafa wax ni ku ma tolloolul yan duma la may sama kendal duma la may sama bëccëg lii rek doy na ressource pour àdduna ki nga bokkalul responsabilité xam nga Serigne Bab lu mu ñuy jàngal en fait le temps jamono waxtu wi du waxtu montre mooy heure bu nekk 60 minutes la loolu waxtu montre la mais jamono mooy yow lu la war ci sa jamono 60 minutes la yow moom nga am man moom laa am mais sama 60 minutes ak sa 60 minutes bokkul moo tax mu ne ku ma bokkalul yenn duma la may sama kendal parce que bu ma jëlee sama 60 minutes ànd ak yow yenn doo naan ataaya mais sama 60 minutes sànku na donc le temps est subjectif ku nekk ak sa temps la bés may waxtaan ak Serigne Abdoul Aziz Lamine ngeen baal ma sax kenn du waxtaan ak sa Serigne may jàng ci sama Serigne Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine suma turandoo ma di ko wax ni ko lii de yaa ma ko jàngaloon ci Serigne Babacar Sy mu ne ma am na leneen lu mu wax ma ni ko lan la wax mu ne ma ku ma bokkalul ngont duma la séenuloo jant ma ni ko Serigne loolu moom dégguma ko mu ne ma mi ngi mel ni ñu toog di añ yow yaa ngi jëm Ndar man maa ngi jëm Sancu Pir bi ñu añee ba noppi ñu julli nga ni man de maa ngi waaj pour daw kër ga Ndar laa jëm ma ni la xaaral ñu naan ataaya guddeegul mu ne te man bu ma toogee ba 6 heures tamit damay jullee ji timis sama kër te yow boo toogee ba ca kanam rek guddi ci àll bi la lay fekk
mu ne xam kon bokkuñu jant sama jant ak sa jant du benn. ça veut dire que Serigne Babacar nous apprend Serigne Babacar daf ñuy jàngal ñu xam naka la ñuy jëfandikoo suñu jamono naka la ñuy jëfandikoo suñu temps ba duñu ko sànk te loolu tekkiwul ni da nga xeeb kenn tekkiwul ni da nga xeeb ñeneen xam nga lu muy tekki mooy da nga équitable mooy da nga maandu parce que ki nga xam ne war nga toog ak moom ñaari waxtu ndax li ngeen di séq responsabilité yi ngeen bokk la bokkul ak ki nga war a toogal fukki minute ak juróom kon nag su fekkente ni ngeen baal ma nag su fekkente ni dañu bëgg a jël Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu comme koo xam ne dañu ko dénk njaboot yi ngir mu wan leen lan moo leen di jëriñ man dama jël li nga xam ne mooy li nga xam ne c'est universel li ñépp mën a bokk nit ki ci biir tariqa bi ak ki nga xam ne bokkul ci biir tariqa bi mais ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo gëm tariqa bi nekk ci kër Cheikh El Hadji Malick ci keppaaru Serigne Babacar Sy Serigne Babacar daf ñu dankal benn dank boo xamante ni moo ñuy may ci jamono crise bu ñëwee ñu xam lan mooy war a doon sunu taxawaay jamono crise bi ñu nekk parce que sababu leen bi ñuy wax ci jamonoy crise la ko bindoon jamonoy crise bu ñëwee nag ñaar moom moo am delloo mbir yi borom bi subhanahu wa taala muy tawxiid bu mat sëkk beneen bi changement de comportement ni ko sëriñ bi waxee il faut changer les comportements changement de comportement bi nag lii day dellu ci yow lii dafay dellu ci ñi ngay jëflanteel lii dellu ci ñi ngay jëflanteel am na lu mu ñu moytuloo te xew na ci jamono mbokk yu tedd yi moom mooy li ñuy tuddee le manichéisme Serigne Babacar ku yéeme la ci ni muy jàngalee le manichéisme mooy voici le camp des vertueux maanaam ñii ñooy ñu baax ñi ñii ñooy ñu bon ñi ci diggante bi amul barzax te loolu moo xew léegi suñu jamono nit ñi boo gisee may wax ni Serigne Babacar dafa def la philosophie de la co-implication dafa bëgg ñépp mën a sóoboondoo ñi nga xamante ni ñoo tane mën a yóbbaale ñi ñu tane roy ci ñi leen tane seetlu leen li muy wax fa inna abqaakum xayrun min aswadikum wadikum ñul ñuli moom ñul yàlla di xam saya tebbu leen yëngu ya sabalu leen siñ yëngu ya fa inna abqaakum xayrun min wadikum ñul ñuli moom te ñul yàlla di xam solo ya sababu lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya tasaamaxu bi xuquqin qawmi waa firatin di def di tiit dafa gën ci jëf yi ak rëcc ya sababu lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya sabab lu leen te bu leen sukkandikoo xalifa ne fa inna abqaakum xayrun min aswadikum fa inna abqaakum xayrun min aswadikum fa inna abqaakum xayrun min aswadikum فإن أبقاكم خير من أسودكم ñul ñul yi moom bu dee ñul yàlla de xam solo ya sababu lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya sabab lu leen
te bu leen sukkandikoo yor gi ne tasaamaxo bi xuquqin qawmi waa firatin di def di tiit dafa gën ci jëf yi ak rëccu ya fa inna ab aakum xayrun min aswadikum ñul ñuli moom bu deñul yàlla di xam solo ya maa ngi tooñ sama waajur bis ma ne ko gis nga waykat yi dañuy nax parce que xam nga julli ci yonent bi amul lu ko gën ci jaamu yàlla gannaaw li yàlla wàcce muy farata ñun bu ñuy tàmbali waxtaan rek ni alhamdulillahi wasalaatu wasalaam wu ñu paree ni asalaamaaleykum waykat yi nag ñoom fexe nañu di ba suñuy wax rek julli yonent bi parce que ñoom ñoo tagg yonent bi da ngeen ñu bëgg a naax taas da ngeen ñu taas ci seen barke mais Dudu da nga laal fi nga xam ne moom laa doon wax léegi ni Serigne Babacar dafa yéeme parce que daf ñuy jàngal relativisme maanaam àdduna bi du weex kese kese du ñuul kese kese diggante weex ak ñuul doomu taal am na fi gris am na gris te même gris sax am na ay nuances man ni may déggee fa inna abqaakum xayrun min aswadikum moom mooy ñuul koko baaxul li ñuy tuddee moucheté maanaam am ay tupp tupp yu weex ak yu ñuul comme naat moo tane mais kan mooy àtte ñuul yi bu dañul kuy àtte yàlla loolu lu ñuy jàngal Serigne Babacar lu mu nuy jàngal mooy àtte bi du nun ce n'est pas à nous àtte ni kii daa ñuul kii daa abqa xaw ma dafa naat àtte bi du nun kii nga xam ne dafa ñuul am na lu ko tane na fexe boog ba naat ki naat lii tupp tupp yu ñuul yi na fexe ba mu dañ mais loolu lépp dund noo koy àtte yàlla mooy àtte yàlla di xam solo yi ñuul yi moom bu dañul yàlla di xam solo mu teg ci leneen loolu dafa am lu mu war a impliqué ci ñun lu muy impliqué ci ñun moom mooy la tolérance tasaamaxu comme ñun duñu àtte xamuñu li xew dañoo constaté rek ñuul ak weex lu tax mu ñuul xamuñu lu tax mu weex xamuñu duudu man bu ma defee nii sama loxo lu tax mu wëlbatiku influx nerveux yi nga xamante ne moo dugg ci muscle yi j'en profite me féliciter la ci ce passage ci télévision bi macha allah tabarakallahu am na solo trop keroog quartier général la tudd defe na ñi ngi lay gërëm bu baax a baax ci dal gi yar bi xam-xam bi tabarakallahu allahumma la adur mais loo xamante ni ñun bu ñu nee nii sama baaraam bi xaw ma lu ko yëngal xaw ma muscle bi lan moo ko ni ko bankul benkikul sidit yi lan moo leen jox commande mu jóge ci sama cerveau loolu xamuma ko ci sama bopp naka laay xamee ci keneen ki loolu moo tax Serigne Babacar di ñu delloowaat ci tawxiid bi wéetal borom bi xam ni moom rek moom moo mën a àtte comme moom rek moo mën a àtte nag ci biir société bi ñuy dund nañu accepter que am na ñoo xamante ni tabarkal la am na ñoo xam ne tabarkal la mais nañ ko accepter ba pare ñu dund ak ñoom ak raison dund ak ñoom ak bienveillance dund ak ñoom dans la tolérance tasaamahu bi xuquqil qawmi gis nga tolérance boobu la bu génnee ci société bi société manichéenne moo fii nekk maanaam dañuy indi penc moo xam ne dañuy xaaj ñaar maa ngi waxtaan ak benn homme politique ngeen baal ma fii du waxu politique mais li may wax du politique ci lii laa ko jàngee dama ni ko opposition contre pouvoir loolu mooy xaaj askan wi ñaar mooy ñii fii lañ bokk ñii fii lañ bokk bu ñu dajee rek mbëkkante la loolu mooy xaaj askan wi ñaar te ñun suñu devise un peuple un but une foi la Serigne Babacar nag bañ nañu xaaj ñaar mu ne tasaamaxu bu ñu xaaj nañu nekk rek benn peuple ñuy jéggalante ci suñu biir di toléralante ci suñu biir parce que am na loo xam ne kii rek moom moo koy àtte mais c'est une leçon de vie bu mu ñuy jox
pour ñu dund ci jamono joo xamante ni dañuy nekk une société cohérente dañuy nekk une société boo xamante ni dañuy sawar ci liggéey nekk société boo xamante ni dañuy delloo njukkal borom bi ci yëngu yu ñuy yëngu mais lépp lu ñu yëngu ba am ko yi tamit bu ñu jàppee ne suñu góorgóorlu la nañu ko wekkat ci nu sallimul amra delloo ko ci ki nga xamante ni moom mbir yëpp. loolu mu waxoon souvent damay wax ni bu fekkoon topp nañu Serigne Babacar Sénégal day changer tour dootul tuddati Sénégal day tudd réewum ngor parce que philosophie boobu mu joxe philosophie éthique boobu la mu joxe comme ni nga xam ne noonu la Sankara changé ñu ne Burkina Faso réewum ñi nga xamante ni nit ñu jub lañ noonu la ñu waroon changé Sénégal mu nekk réewum ngor ndax li ci Serigne Babacar Sy wax ci ngor wax na sànq ci siinu Bilaalin ni nit dafa war a fonk boppam kenn gënu la même bu fekkee am nga ay imperfection fonk googu la ngay fonk sa bopp day tax nga mën a nawlonte ak yeneen askan yi nga nawlonte ak yeneen penc yi mu ne diine l'islam ñëw na fi mais diine l'islam fekku fi neen Serigne Babacar day wax yoo xam ne ñun sénégalais et africains daf ñu war a nampalaat pour ñu xam ñun ñooy ñan mu ne diine l'islam ñëw na yónni ndax baax na baaxoon na sànq de waaye fi mu nekk di dafa mel ni tabaarkalla est-ce que mi ngi def baax na ah man kay mën tabaarkalla Serigne Babacar daf ni diine l'islam ñëw na mais fekku fi neen gis ngeen wax bu rëy la parce que damay mës a waxtaan ak benn nit ci benn séminaire man ko ci lii rek ci wàllu réew mi toujours man ko Serigne Babacar Sy dafa am lu ñu jàngal ci wàllu naka la ñuy gérer les différences dafa wax ni am na lu aayul te jekkati c'est pas parce que am nga doole rek que yoon may na la nangam que da nga koy def ma wax ko ni ko Serigne Babacar nee na am na lu la diine di may te ngor mayu la ko mu bokk ci dëgëraleur yi nag mu ne ma non loolu mënul nekk parce que diine féete kaw lépp amul kenn ku mën a wax ni diine may na la li te ngor mënul féete kaw diine ma ni ko ndax ma laaj la mu ne ma waaw ma ni ko nga ànd ak sa xarit ngeen dem nga ni ko labatal ma mu labatal la nga ni ko demal nga ñaanil ma mu dem ñaanal la ñu may la soxna ngeen ñëw dëkk si ci kër gi ngeen toog 6 mois 1 an ngeen jubóo di ko nga tàggoo ak soxna si kooku ko demoon ñaani daal di koy takk ndax rafet na ndax diine nangu na ko ndax diine nangu na ko mu ne ma waaw ma ni ko ndax jekk na mu ne ma déedéet man ko Serigne Babacar loolu lu nekk nga seet la ci gën a jekk nga def ko mu ne diine ñëw na mais fekku fi faraax fekku fi neen loolu c'est important parce que tubaab yi defaruñ ñu arab yi defaruñ ñu yàlla moo ñu defar te la disposition au bien ñëpp ci yam lu leen ci yàlla tibbal mooy fitra boobu la yonent bi di wax kullun yuladu ala fitra disposition au bien ñëpp la ci yàlla bokk lu mu leen tànqal loolu bi mu ñu ko tànqalee ñun ngor lañ ko tuddee Serigne Babacar résumé ko gor du tiit ba fen du xiif ba sàcc du jàpp moroomu naw leen ñëpp ko bàyyi du waaw ñàkk sàcc ci soppeek du jàpp baay am na leen du dal li xam leen looloo xam fakk du tiit ba du ñàkk sàcc du jàpp baay am na leen du dal bay ne gor du xam fakk du tiit ba fen du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp baay am na leen du dal li xam leen loolu gor du xam fakk du tiit ba fen du
ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp baay am nawle du dale xam ne loolo ku la masaana indi ci moom boo dellu see mbay laaj lu xew ngir maandoom asko dafay gëstu démbo am fakk du tiit ba du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp baay am nawle du dale xam ne loolo waaditul xayraat la tunsa walaw ba'dat ana soppay almaktub akrim biha wa biman min ajli taati ñu ni borom gaynde njaay mu ni Sëriñ Babacar lam yabqa ba'daka lil islami min sanadi huwa al amanatu fi hifdhi al amanati ne góor gi mooy abul habibun sahibun wa akhun wa sayyidun wa imamun dhu karamati abqa lana suratan fi husni maslaki ya husna maslaki fi kulli surati ñu ni Seyd Cheikh Ahmad Tidiane Sy mu ni Sëriñ Babacar maa'un wa adabu maa'in sukrun wa dayahun bal halibun wa halwan fil madaqati zamana kunna wa kana an-nasu fi ni'amin min as-sababigh fi dhilli al-inayati zamana kunna wa kana al-ilmu yatlubuna rifqan wa kana al-huda fi kulli qati zamana yad'u Abu Bakrin bi hikmati ليسلم الناس من شر الدعايات زمانا يرى قوانين السماء على عرش من العدل في نور من الذات زمانا يسمعون القرآن صوت فتى يدعو إلى الله حقا فوق أصواتي زمانا تبدو كإعلان خلافته إن الخلافة تبدو بالإشارات ما تقول جنكو لا تنسى ولو بعد ما تأتي لما بقولك كذي الخيرات شيخنا دكفاته قالك لوته ñépp ko seede ci loolu vraiment tabarkalla rek mais jërëjëf ñu ngi daaneel sax insha allahu taala maanaam lii ñu doon wax léegi te Dudu jël ko tënkaat ko da ngay gis le projet de Serigne Babacar pour le Sénégal nga xool la situation actuelle du Sénégal par rapport à ce projet fuñ ci toll xam fakk est-ce que ñu ngi ci jàpp bàyyi est-ce que ñu ngi ci tiit fen ñàkk jël yoo moomul soppiku gor du soppiku xam nga c'est un projet pour nitu Sénégal parce que gis nga réew arab ba dafa wax ni réew yi ma arrafa al arjaa illa rijaluha wa illa fala fadla li turbin ala turbi réew yi yépp niroo suuf ak xeer rek la li tax ñuy tudd Tiwaawoon di tudd Touba di tudd yeneen dëkk yu mel noonu Madinatal Munawwara loo mënta wàññi ci bis ba pare ñuy tudd ngaay benn yoon par at lu tax te yépp c'est le globe terrestre nit ñi ko dëkkee la Serigne Babacar lu mu bëggoon mooy ñuy tudd Sénégal ndax nit ñi ko dëkkee
di ko tuddee ci nii dank bii mu ñu jox li mu wax ni naar yi maanaam l'islam ñëw na fi mais fekku fi neen lu mu fi fekk mooy cette disposition au bien bi nga xam ne c'est naturel yàlla wàccewaale ko aadama ñépp di ko donnante ñun Sénégal dañ koo jël tuddee ko ngor di ko doxal di ko doxal di ko doxal ba l'islam ñëw ñu renforcer ko loolu estime de soi la pour que les Sénégalais et les Africains ñu xam ni kenn defaruñu du benn naar a ñëw defaruñu du benn tubaab a ñëw defar na loolu nag mooy li ma waxoon ni bi ko Cheikh Hadj Malick di transmettre la mu dank ba mu ko transmettre yépp wax ci yonent bi wax ci Cheikh Tidiane Chérif daf ko ni lii borom bi moom guidance de l'humanité la dénk daf la dénk nga guider humanité bi donc mu joxe ci biir way woowule toutes les ressources yi tax humanité bi nite am responsabilité am cohésion ci suñuy diggante jeunes yi mu wax leen ngeen moytu oisiveté ci siinu Bilal mi ngi koy wax ñaar daf leen ko moytuloo oisiveté ak li ñuy tudde procrastination dafa baat bu naqaree wax la maanaam la tajal taswifa fi l umuri wantahizi l fursata fi duhuri du noonu la ko waxee non la tajal taswifa fi l umuri taswif mooy sawfa dinaa def nangam bu ma dinaa Sëriñ Babacar mu ne loolu li gis nga ni mu ñu doon jàngal ci ndabal jamono noo koy jëfandikoowee ci la dugal loolu la tajali taswifa fil umuri bul di jël li nga war a def nga di ko xaare weneen waxtu saisis l'occasion wantahizil fursata saisis l'occasion ça c'est pour vous les jeunes nu mu tuddati oisiveté bi man kaana daa xirfatin fal yuhiha abadan xam ngeen lan moo am Serigne Babacar dafa doy waar xam nga sànq bi ñuy wax wàllu transmission wax nañ leen jamono ji nga xamante ni kiy transmettre ak jamono ji nga xamante ni ki ñuy transmettre dafa am moment ñu bokk vitesse mais après vitesse bële mooy ëpp Serigne Babacar Sy dafay jóge ci benn situation bu colonisation di dëgër fekk Serigne Baba fekk Mame Maodo mi ngi génn àdduna jëm ci foo xam ne colonisation day jeexi ñu war a moom suñu bopp changement boobu le dafa war a ànd ak changement de mentalité administration coloniale ñëw indi administration mu nekk li nga xam ne ku ca nekkul defe nañ ni nekkoo ci dara mu négliger les métiers ku duggul administration gëmuñ ni liggéey nga Serigne Babacar nous montre ni vous faites erreur bu rëy ngeen di def ci li ngeen di jël administration féetale ko ci kaw lépp erreur bu rëy ngeen di def yéen ñi nga xam ne yéen a ngi may déglu daal métier yi man kaana za xirfatin fal yuhiha abadan man kaana أبدا من كان ذا حرفة فليحيها أبدا من كان ذا حرفة فليحيها أبدا موجن سجن دمدي تومالي الله دكية سبب لولين تبولين سكانيكو ينبويا sabab lu leen te bu leen sukkandikoo sëñ góor ñi ne laa taxfaloo ayyuhal ixwaanu an xirafin laa taxfaloo ayyuhal ixwaanu an xirafin junni métier dafa doy ci bàyyi su noog danoya man kanada حرفة فليحييها
abadan moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla ak dëkk ya tarkuta sab bu bin qul min su ima adabin sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya inna raja ala fi waadin kaza tamaun del tegtaloo dara doora yaakaar dajub alal ya inna tawak kulla waadin laysa yas lu ku woo lu mooy ku man mu ñiga ak weetal borom julliya sallo ila hiya afwan summa fiyatan mooy wax juur waxi yoon ne kii sango sang ya